ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy revenir yaakaar naa bi mooy ñetteel bi yoon ci li nekk di xew Mali waaye lu tax état bi gën a am di solo mooy yenn ci suñuy président du ñëpp ñi nga xam ni tey lépp lu ñu dem di xaatim bitim réew du leen engagé ñoom maanaam duñ ne Macky Sall moo signé nangam déedéet moom lépp lu mu mën a def mbaa jël ko ci décision dañ naan Sénégal moo def sàngam. daf ñuy engagé ñun Sénégalais yëpp alors que yàlla xam na ni concerné wuñu ñun bu ñu jël yenn décision yi duñu tàggu parfois dafay jaaxal Sénégalais yu bari lan moo tax yenn ci dëkku Afrique yi mënuñu supporter ñoo xam ni dañ lay bañ gratuitement parce que sénégalais nga te defoo leen waxoo leen. boo jëlee rek ci wàllum sport ñu war a décerner par exemple ballon d'or mondial wala France football ay journalistes wala ay capitaine équipe nationale africaine war a voter mu leer leen ni benn Sadio Mané moo ko mérité wala lii Edouard Mendy moo ko gën a yayoo dañ leen di ignorer dem votel ay tubaab yoo xamante nii mérité wuñu sax bokk. mbañeel boobu noonu ngay gis boo voyager ci yenn dëkk yi ba da ngay poser ay question ñii lan la leen Sénégal def. lenn ci li waral loolu mooy depuis les indépendances lépp lu France di tëgg ngir nootaay dëkku Afrique suñuy président ñun Sénégal ñoo ngi ci biir neexul dégg waaye mooy li am. ba tax na dëkk yu bari ci sous-région bi ëllëg ko ñoom ñu mere suñu président yi nga xamante nii ñoom ñooy dem di xaatim ay mbir yoo xam ni sax duñu tàggu ñoom dañuy boole suñu président yeeg ñun population bi nay complice lañ ñooy complice su France. démb gis ngeen communiqué bi Air Sénégal génnee ne pour l'instant benn vol dootul jógee Sénégal dem Mali li waral loolu nag am na lu ñu jotoon partagé. Sénégal Côte d'Ivoire Burkina Bénin maanaam daal mboolem réew yi bokk ci mbootaay bii di CEDEAO à l'exception de Guinée Conakry ndax moment bi ñuy def vidéo bii Mamadi Doumbouya nee na moom àndul ci décision bi CEDEAO jël Guinée dafay wéy di lëkkaloo dafay wéy di ubbi frontière am digganteem ak Mali. kon yenn ci réew yi bokk CEDEAO ñoo jël ay daan teg ko ci kaw réewu Mali daañu ñëw ci daan yi benn par benn ak li ko waral waaye tamit lan mooy conséquences yi non seulement pour Mali mais aussi pour réew bu ci mel ni Sénégal mi nga xam ni lu bari ci produit yi dem Mali fii lay jaar suñu réew di ci gagné xaalis bu baree bari ci ay taxes ak yu ni mel ba cay sénégalais yor ay camion di liggéey entre Sénégal ak Mali. muy décision boo xam ne nag yenn ci suñuy président jëluñu ko ci seen coobare bopp ñoom ay faiseurs de sale boulot ay traîtres lañ yoo xam ni sikkim lañ gestu moo leen yóbbaale. te yaakaar naa képp kuy observer le monde géopolitique mbaa relation France-Afrique dara du la bett ci décision bi CEDEAO jël bërki démb. bu ngeen fàttalikoo ba ñuy def analyse de discours le 11 décembre 2021 bi ñu weesu ci interview bi Macky Sall accordé loon France 24 ak RFI ñoo ngi doon préparé ci li ñuy waajal contre Mali. ndax journaliste français bi ci boppam waxoon nañ leen gën déglu bu baax journaliste bi moo laaj Macky Sall ndax Sénégal noppi na ngir teg ay daan maanaam wan ginnaaw réew Mali. gannaaw bañ fi bàyyi réew France dem di collaborer ak waa Russie. Pour Paris, c'est inacceptable. Pour votre homologue ivoirien Alassane Ouattara, ce serait un suicide. Est-ce que si cette société Wagner s'implante au Mali, c'est une ligne rouge? Si Wagner arrive, les soldats sénégalais au sein de la MINUSMA, vous les ramenez à la maison? donc lii rek waroon nañoo préparer ci ëllëgu Mali benn mooy France gannaaw mer gi mu mere waa Mali ngir li ñu leen wan ginnaaw. dem di lëkkaloo ak yeneen i réew ngir assurer seen kaaraange ñëpp xamoon nañ ni France du bàyyi dafay wut aussi ku ko merle li wolof naan wàlli bañe réew France bàyyi Mali du wàññi dara malien yi yàgg nañ ko wax France réew mu torox la boo xamante nii ci alalu dëkk yi mu colonisé woon lay dundee moom moo ñuy bàyyi ko mais pas ñun moo tax malien yi dàq leen ci biti ñuy négocier lànk ne duñ dem waaye comme que xam nañ ni bu ñu bàyyee Mali du wàññi dara malien yi. ñu daal di jaar ci CEDEAO di mbootaay bi ëmb réew yi féete Afrique sowu jant Afrique de l'Ouest ngir lëkkale seeni koom France daal di jaar ci yenn président yu tekkiwul dara yi nga xamante nii ay doomi France lañ ngir ñu dakkal seen lëkkaloo ak réewu Mali ba noppi teg leen ay daan su ko defee Mali nekk seul contre tous benn mbër bu jàmmarloog téeméeri ponkal. waaye lan la Mali def ba mérité lii lépp ñuy teg ci kawam ci li ñuy ñëw balaa ñuy revenir ci sanctions yi ndax fàttali bi am na solo. parce que ñi xamul dañuy jàpp ni Mali dafa def benn scandale bu jéggi dayoo alors que Mali lenn rek la bëgg mooy moom boppam ñu ne ko déedéet du fi amee yow da ngay mel ni Sénégal wala Côte d'Ivoire par force
maanaam topp ci ginnaaw France ne xaru yar lu ñu wax nga ni waaw. réew Mali nag yaakaar naa pour ñi seetaan vidéo yi ñu ci defoon dara ump leen ci naka la ñu yeggee ci situation yi ñu nekk. ab président moo fa newoon mu Ibrahima Boubacar Keïta anam gi mu yore woon réew ma loolu lépp indi woon nañ ci ay leeral ñu ne déetawaay ñuy wax wàllum terrorisme mais malgré li fa France doon intervenir lépp ngir nee nañ xeex terroriste yi chaque année mbir yi di gën a jéggi dayo waaye situation boobee réew ma nekk mu mel ni yëgulul président bi ak njabootam yow sa dëkk mi ngi pauvre rax ci doole insécurité bi di jël ampleur bu yéeme teewul yaa ngi càkkaay ak ñi la wër comme si que dara xewul. jamono jii lépp dafay baax ñu koy fàttali souvent CEDEAO waxul ñoom seen yoon newul ci président yi sàcc seen alalu réew ak seeni njaboot seen yoon newul ci naka la ñu renforcer sécurité suñu réew yi te duñu soxla ndimbalu yeneeni puissance seen yoon newul ci président yi jaamu France parce que tamit ñu bari ci ñoom réew France moo leen gémb ba ñu jot ci pouvoir donc li newoon di xew Mali gépp déggul CEDEAO ñu ne patt pataaral ci la nag population bu Mali jóg dal di jël ay responsabilités am ne lii dafay dakk benn na fa France jugee ndax dem nañ ba xam ne France sax ñooy financer terrorisme boobilee ngir mën a exploiter seeni ressources ñaar mooy gannaaw loolu na fa IBK jugee moom itam ndax tànk mi ngi fa seen mbëbët du mës a antu ndax ci doomi France yi la bokk bu ñu noppee nag ci loolu Mali daal di tabaxat réewam sunu ni ko maliens yi bëggee tëgg réew mu moom boppam boo xamante ni dafay méngoog seeni bëgg-bëgg maliens yi dem ba réussir première étape bi muy daaneel Ibrahima Boubacar Keïta bañ ci noppee ñu jiital Assimi Goïta mi nga xam ni wóor na leen ni du trahir projet bi ñu nam doxalee seen réew Assimi Goïta moom itam di jàmbaar ndax malgré ndëgg sërëx yi ak pexey France mi ngi résister loolu defoon nañ ci jàngat bu yaatu. donc gannaaw deuxième étape bi nga xam ni mooy jëlee fa soldat français yi nga xamante ni lu jiin njaak ñooma ñu woo nag askanu Mali ci ay waxtaan ngir tëgg projet de société boo xam ni dafay mel ni ko askanu Mali nammee Mali rocceeku ci mbuumu njaam maanaam du ay loi ak constitution yoo xam ne France la bàyyeekoo comme ñun Sénégal Côte d'Ivoire ak yeneen pays yi France colonisé woon mais réew moo xam ne lay doon institution yi koy doxal askanu Mali ñu koy décider dafay méngoog ñoom ci lii la Assimi Goïta nekk di ci liggéey ndax ñoom dañ ne liñ dul nangooti mooy chaque jamono ñu def coup d'état gannaaw ay weer ñu organiser waat élection présidentielle falaat keneen parax-paraxee mbir yi maanaam jëmm yi rek la ñuy soppi mais système bi ci li gouvernement bi war a sukkandiku ngir liggéey ay mécanisme la yoo xam ne moo fi newoon depuis indépendance yi fi France bàyyi woon la lii moo tax waa Mali na ñoom duñu yàkkamti di organiser élection présidentielle yoo xam ni éternel recommencement lay doon réew mi la ñu tëggaat ba noppi organiser ay assises nationales yoo xam ni doomi Mali yépp ciy bokk ñu boole xalaat yi jëmal ko door nag dem ci élection décembre bi ñu génn rek fekkoon ñu wër daanaka goxaat yépp ngir taataan bëgg-bëgg askan wi te lii waa askanu Mali ci boppam ñoo ko namm Maliens yi ñoo ne ñoom yàkkamti wuñu élection Assimi Goïta jëlal sa temps nga doxal ba teg lépp ci yoon ci la France nag tàmbali tiit xam ne lii bés bu antoo mooy ñoom France ñàkk nañu réew Mali lañ fay sàcc ci ressource di yóbbu seeni réew dafay dakk ci la Macron tàmbali xataraayu. Nous avons à condamner un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Et après, nous avons demandé, premièrement, qu'il soit relâché le plus vite possible et qu'aucune violence ne soit faite. Deuxièmement, que le pouvoir soit rendu le plus rapidement possible aux civils et qu'une transition rapide et démocratique soit assurée. Que nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Des sanctions ciblées sur les protagonistes. Sur les protagonistes. Gannaaw menaces yi ñu dem ba xam ne lii doxul ndax population malienne ci boppam ñoo ànd ak Assimi Goïta beneen pexe bi leen desewoon ñoom France mooy déstabiliser Mali taal dëkk ba dooleel terroriste yi Mali ne leen mën ngeen a retirer seeni soldats depuis nangemer wane ngeen seeni limite Assimi Goïta dem di lëkkaloo ak waa Russie benn coopération gagnant-gagnant ngir dooleel kaaraange réewu Mali ndax première bataille bi mooy la bataille sécuritaire parce que France ay saay-saay lañ ñoom bu ñu lekkul ci ndab li dañ ciy jéem a xëpp suuf donc ba France demee ba xam ni mënul jaar Mali fenn yàgg nañ ko wax France ginaar bu sàngoo deru gaynde la bu ngeen fàttalikoo tàmbooy buñ daan tooñ ab simbkat naan ko doo gaynde da ngay meew simbkat dëgg-dëgg mooy réewu France dafay maquillé wu di xiiru
di ñàng-ñàngulu mais boo simee malaanu gaynde bi mu gàlloo nga xam ni ndekete ab cuuju ginaar bu lompañ mi ngi nii. réew France lenn la ñu ëppalee mooy ay pexe ñoom lu leen mën a waxal dañuy toog di xool feek 50 ans feek téeméeraat naka la ñu mën a def ngir noot dëkku Afrique yi ndax seen avenir ci continent bu Afrique la dépendre. ñun aussi africains yi ëllëg ko ñu roy leen ci loolu noonu di daje ñu ni nen di tëgg ay lobby comme ñoom di créer ay réseaux mondiaux yu puissants ay workat ay traître ñoo rocceeku ndànk dem di leen coggu mooy yenn ci ay président CEDEAO yoo xam ni gannaaw ba France demee ba xam ne mënulul dara réewu Mali ñoom la lëkkaloowal ne na waa Mali gaaw organiser élection présidentielle nañu gaaw arrêté seen assises nationales yooyu ñu nekk di def te dem élection. askanu Mali ne leen bàyyi lañu ñu tëgg suñu réew comme niñ ko bëggee door a dem ci yooyee jongante yenn ci ay président traître génn communiqué bii ci turu CEDEAO ne dañuy teg ay daan réewu Mali mel ni ñoom ñoo gën a bëgg réewu Mali askan wa ci boppam. kon xam ngeen ni lii nekkatul jàmm lii nekkatul ndimbal dong yam ci ab askan ne ñun yoon wii lañu bëgg a jaar ngir defar suñu réew benn kuréel bu toog fële lëkkaloo ak France ni leen déedéet yoon bi baaxul yoon bi moo gën ci yéen. décision bi CEDEAO njëkk a jël mooy na réew yi bokk ci mbootaay boobee yépp woo seeni ambassadeurs yi nekk Mali pour consultation. ñaar na réew yi itam tëj seeni frontière ak Mali moo xam ci yoonu suuf la mbaa ci kaw jaww ji. ñett ñi sëkk ak Mali jënd ak njaay mbaa jokkalantey koppar nañu dakkal loolu noonu ba mu des yenn ci ay produits yi ñuy jëfandikoo ngir dund ay garab mbaa produits pétroliers wala courant. mais yamuñ ci nee nañu téye ay moomeelu Mali moo xam ci mboolem banque centrale yu tënku ci CEDEAO ba ci ay entreprise bu ñu noppee ci loolu ñu dakkal bépp xeetu ndimbal jëm ci réew Mali. bi décision bi wàccee nag bañ teg ci quelques heures la France gaaw génne communiqué ne Air France dakkal na ay volom jëm ci Mali benn vol dootul jugee France dem Mali. lii rek dafay prouver encore une fois que France complice la lépp moo nekk ci ginnaaw. 2 heures de temps lañ ci teg seen al toppe bii di Macky Sall feelu leen ne Air Sénégal tamit dakkal na ay volom jëm réew Mali. lii li muy signifier mooy Sénégal ànd na ci décision bi CEDEAO jël déjà moom Macky Sall ci président yi jël décision boobu la bokk. turam moo ngi noonu ngeen di seen maanaam lu bari ci marchandise yi daan jugee Sénégal di dem Mali wala di jugee Mali di ñëw Sénégal dafay dàkk. lëkkaloo gi doxoon suñu diggante ci wàllum koom dootul demeeti noonu. léegi lan mooy conséquences yi ñaari réew yi ku ci nekk noo ko nar a yëgee ci la ñuy ñëw. ku ne xam nga ni lu bari ci produits yi Mali yi di jëfandikoo Sénégal lay bàyyeekoo parce que ñun la yàlla def ñu am port ay bateau ñëw di fi mën a costé donc yenn produits yi fii Sénégal lay transité ñu def ko ci ay camion mu dem Mali. donc li wérte wóoru mooy bu Mali gaawul wut beneen alternative moo xam côté Mauritanie mbaa Guinée bi nga xam ne nee na àndul ci décision bi CEDEAO jël kon làmbaay mën naa ñaaw foofu ca Mali. dund bi dina xaw a doy waar parce que objectif bi li ci France jublu woon lii la France mënul teg ay daan Mali mais comme que réew yu ci mel ni Sénégal am nañ ay relations commerciales ak Mali li France mënul digganteem ak Mali ci ñun la koy jaar ñun ñooy nekk yat bi France di jëfandikoo ngir dóor waa Mali. lii c'est vraiment lâche lii mënuñ ko baal Macky Sall nit ku ñàkkee fayda à ce point ci ku xam suñu histoire ak Mali mbokk gi dox suñu diggante. benn jëmm mi Macky Sall nar fi bàyyi bañante entre ñaari peuple yi ba faaw ndax lan dab bànneexu Macron Macky Sall mii moo bon moo yées. te li ci gën a graaw mooy newul ni maliens yi dong ñoo ko yëg ñun Sénégal aussi suñu économie dina ci sooxee bu baax a baax. lii ngeen di seen benn statistique la bu ANSD li Sénégal di exporté di ko yóbbu bitim réew bu ñu jëlee 2020 dong li Sénégal di exporté di ko yóbbu Mali mi ngi représenté 474 milliards moo ëpp téeméeri junni yoon li ñuy exporté di ko yóbbu Europe ak France. maanaam boo xoolee ci zone CEDEAO bi Mali mooy suñu premier client te loolu di jaar Sénégal di dugg Mali newulu gratuit maliens yi dañuy fay ay taxes moo xam port autonome bu Dakar ba ni produit yi di jàllee Mali. loolu lépp day centaine de millions wala ay milliards yu dugg ci keesu Sénégal comme bénéfice boolewuñ ci suñu doomi réew yi yor ay camion di voyager entre Mali ak Sénégal di ci suturloo. Macky Sall nar ñu xañ lii ngir dab bànneexu Emmanuel Macron kii est-ce que buñ leen nee bëgg na Sénégal war ngeen koo gëm. moo tax comme ni ñu yàgg di ko waxee ñu bari duñu comprendre
xeex jëmm ji ci jaamu yàlla la bokk ndax en réalité nekkulu fi sénégalais yi France la fi nekkal dooleel góor jigéen yi wutal Sénégal ay noon ba suñuy dëkkandoo ñu ci baree bari Sénégal rek lañu bañ lépp ndax jëmm ji moo tax képp kuy sénégalais war nga def statut wala benn publication que yaa ngi soutenir le peuple malien ngir say am di jàmm ya fa nekk xam ni li Macky Sall def moom rek la engagé mais concerné wuñu ñun sénégalais yi. kon taxaseelu bi tey loolu la woon ñu ngi leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.